ziar Sénégal ziar Afrique ziar monde entier ñu leen nuyu den ziar den baalu ak den wax mbokk Samagal TV tey ñu ngi fii ci Maris ci bergerie Manico noonu la. waaw ñu ñëw nag seet si benn éleveur boo xam ni xam naa ne moom dinañ wax moom mooy kan ak lan moo ko ni ci élevage ñu koy Famara ñu leen nuyu. waaw ñu ngi lay fay Cissé Dia di kontaan lool si déplacement boo leen def. ñëw fii fekk si ma si mbaar mi. parce que daanaka amuñu encore prétention di wax bergerie la. di nuyu seen mbokk éleveurs yëpp. di nuyu passionnés yi ak professionnels yi. waaw di nuyu ñëpp quoi. waaw Famara ñu bëggoon xam rek fii nga dëkk ci Maris yow nga wax ci tuuti yaay kan Sénégal nga juddoo yoroon wala tuuti rek sa waaw bon man Famara fii laa judd Sénégal laa judd. waaw mais bu ma nekkee xale bu tuuti am ay 4-5 ans la sama waajur jël ma ànd ak ñoom ñu tukki bitim réew. foofu laa defee sama cursus scolaire yëpp. foofu laa amee sama premier liggéey. waaw à la base man dama def gestion d'entreprise. léegi après ma dem ci commerce international maa ngi importé waaw di góorgóorlu fii nii Sénégal waaw bi mooy Famara. kañ ngay ñëw Sénégal. 2000 njëkk na ñëw 2003 mais c'est 6 mois mais bon xam naa amoon maturité bi amoon expérience bi ma delluwaat léegi ma ñëwaat 2006 jógewaat France ñëwaat 2006 ma essayé waat mais daanaka mën naa wax vraiment Sénégal maa ngi Sénégal te di si liggéey nekk sa fu ma dëkk fu ma yar samay doom depuis 2010 vraiment laa décidé fii laa bëgg évoluer fii laa bëgg basé samay business waaw depuis 2010 Sénégal laa nekk. mais ba ngay ñëw Sénégal da nga ñëw ba fii gis élevage mu neex la wala ba nga nekkee France nga am sa xel nekk élevage. non man xam nga bon man dama mës a bëgg élevage dama mës a bëgg yar te xam nga culture française mooy ay animaux de compagnie. c'est-à-dire bon ñun tamit comme dañu nekkoon ay sénégalais suñuy waajur yi animaux de compagnie yu français yi am mooy ay xaj ay muus ñun suñu waajur yi bëgg ñu ko woon. ak wàllu dîner bi. dama doon yar lu nekk. yar naa ay hamster yar naa ay tortue. yar naa am naa sax faucon. waaw. waaw foofu après bu ma demee ba toxu sama kër waajur yi dem dëkk sama bopp mu nekkee bu ma commencé liggéey ma am sama appartement ma wut ay xaj. waaw amoon naa ñaari xaj léegi mu amee ñaari xaj il se trouve que à ce moment-là race xaj bu ma amoon France ñu bëri dañ ko bëggoon fu ma nekkoon mu commencé foofu di accoupler di jaay. yaa ngi dégg ma xam kii lii moom mun na suba mun na nekk source de revenu. waaw da nga xool investissement bi ak rentabilité ma ko lii source de revenu la te passion la donc mu continuer et depuis loolu man fépp fu ma nekk rek. lu may njëkk a def rek bu ma ñëwee si benn dëkk rek damay bëgg am benn animal de compagnie léegi bu ma ñëwee fii Sénégal ma gis nit yi ñu ngi yar ay xar seen biir kër di yar xar si seen terrasse. bon man bu ñu tabaxee fii en 2005 lu ma njëkk a def fii mooy benn mbaax. c'est-à-dire 2005 ma def naa fi benn mbaax ma ñëw 2006 ma fekk mbaar bi mais amul xar parce que 2006 laa ñëw. demoon naa 2003 après 2006 ma ñëwaatee ma fekk mbaar bi léegi ma jënd ay xar léegi ma ñëwee jënd ay xar ban xar moo nekk xaru prestige fii ñu wax ma bali mais après am na sama benn waay moo am laadum. laadum mooy xaru prestige fii ma dem jéem jënd ay laadum en 2006 dem na ba Kaolack fépp fu ma déggoon am na laadum ma dem mais xaw moon encore vraiment cursus ou nu ko waxee amoon expérience ci laadum ba mun
xool wàllu deret yi wàllu ligne yi xaw ma si woon dara man xar bu rafet rek ñoo ma laadum rek ma jël waaw noonu laa vraiment débuté bu ma ñëwee fii Sénégal si élevage yu laadum waaw bergerie Mandinko pourquoi Mandinko waaw Mandinko parce que ay Mandinko la ñu sama papa Malinké la Mandinko kii la quoi waaw suñu xeet la ok waaw ay Mandinko waaw xam nga soo Mandinko le mu waaw doomu Manding quoi waaw li mooy Mandinko waaw donc ma delluwaat seen cosaan waaw bëgg waaw dellu cosaan rek parce que loolu kese la woon tur bi daf ma ñëw noonu. kon mën naa xam ni 2006 ci nga commencé jënd xar. waaw fii Sénégal fii Maristes. waaw mais 2006 bu ma jëndee xar dama jënd xar 2006 fii Maristes. mais ba léegi comme du ma la wax 2010 laa décidé vraiment installer Sénégal. ça bu ma nekkee fii 2006 jënd ay xar. je pense qu'en 2008 ou 2007 un an et demi après dama tukkiwaat. fekk xar yu ma fi jëndoon yëpp sama papa moo fi nekkoon moom day rendi rek di rey di lekk yaa ngi comprendre man bu ma jógee voyage ma ñëw ma ko pap xar yu fi nekkoon si kaw nu mu tudd jànk bi yow dafa ma wax rendi nga lépp ma dañ leen rendi ma ko waaw pap waaw ay laadum la woon mooy laadum lan mooy laadum ma ko non xar bi mbote bi am na benn bu ma jëndoon Kaolack 500 000 jamono boobu en 2006 moo ko am na yu ma jënd fii 250 000 moom ma yow vraiment delluwaatal France parce que fii dañ lay nax xar mënut a jar lu 35 000 moom loolu noonu waaw mu ñëwaatee 2012 la tàmbaliwaat jënd ay xar voilà voilà léegi ba nga ko commencé ak léegi ban expérience nga ci am nan nga gisee élevage par rapport entre fii ak fi nga nekkoon lan mooy différence peut-être. bon fii ak fu ma nekkoon élevage bi lenn rek moo si am différence dëggantaan. mooy moyens yi. xam nga moyen moo tax nit di dem vers le professionnalisme. xam nga tey nu ñu yaree Europe. tout est professionnalisé. yaa ngi dégg tey nu ñu yaree fii passion bi moo jiitu professionnalisme bi. xam naa nu ma gisee bergerie nu ma gisee élevage bi nu muy avancé. surtout si giir bu gàtt diggante 2015 ak 2020 essor bu bergerie yi am engouement yu jeunes yi am te xam nga tamit Sénégal pays pauvre la te élevage bi fii facteur de développement la facteur de mën na nekk facteur de réussite parce que tey ay xale yu tuuti ñu ngi fooy ay millions c'est-à-dire que lii moo tax xam naa fu ñuy jëm dina gën a am professionnalisme si sunu passion bii nii waaw loolu rek mooy différence bi. bon ba nga ñëwee ban race nga ban sang nga njëkk a reconnaître ci laadum nga ni bii de sang bu baax la xaaral ma liggéey ci. bon xam nga bu muy waxaatee damay yaxaat ay laadum. en 2012 dama am sama benn grand bu baax mooy Thierno Keita. ñëpp di ko tuddee grand Thier. daanaka moom si moom laa ñëw toog yaa ngi dégg jébal ko sama bopp pour mu jàngal ma. élevage yu laadum du élevage yu yëpp parce que élevage yu laadum moom laa jébal sama bopp pour mu jàngal ma élevage yu laadum te moom jamono boobu moom mu ngi woon si mu ngi doon liggéey si souche Cheikh Diop yaa ngi dégg te donc man premier xar yi ma am souche Cheikh Diop la parce que moom Cheikh Diop ba mu fëlee rek dafa dem jënd ñetti doomu góoru Cheikh Diop di si liggéey ma ñëw mu jox ma si ay femelles yu mu yore woon mu commencé di liggéey may jàngal lu bëri si élevage bon daanaka bergerie mën naa wax moom moo ko samp parce que moom lépp lu ma fi def du ma ko def ke du ma ko tàggoo te ba léegi amul fan amul bis du ma déggoo ak moom tey suba rek laa mujjee déggoo ak moom te guddi damay déggoo ak moom bëccëg dañuy nekk bon vraiment sonal naa ko te moom macha allah quoi nangul na ma lu bëri waaw parce que mag la te am na dal te am na xam nga ko waxee am na patience ak man parce que man ku ma xam rek xam dama xaw turbulent tuuti te xam nga foo yaroo généralement dafay jouer si nooy say comportement ak nooy waxee ak nit yi yaa ngi dégg am na sax yenn saa yi nu may waxee fii mag di wax peut-être wax bi dafa xaw ñàkk teggin tuuti parce que man yenn saa yi nu ma déggee si français lay traduire directement si olof te su boobaa wax bi dootul am teggin yenn saa yi
mais Cheikh ku mun muñ la. waaw parce que ku ma mun supporter ay at rek ku muñ la. waaw kooku moom vraiment moom moo samp bergerie bi. d'accord nga ñëw commencé liggéey ci yan maal bu nga njëkk am sa kër mu nekk maal bu doon liggéey ban la. dama maal bu ma njëkk am sama kër di si liggéey. benn doomu Assane 2 bu Pape Beydi Diaw. waaw parce que dañu demoon Pape Beydi Diaw jox ñu benn doomu Assane 2 yaay ji benn sëtu Balxiis bu Pa Mansour Mbodj la woon. waaw maal boobu laa njëkk samp liggéey mais maal bi awuma si chance parce que maal bi dama ko jël fekk mu sinusite. mais bon mu doylu te ma gisoon lu mu am si moom peut-être sinusite bi du topp gène bi. ou du topp doom yi. donc ma jël ko def si benn tour bu tëbee xar yëpp ma woo sama benn grand moo ko kay rendil ma xar bi. moom doo xaar sax résultat moo ko non maa ngi doylu si yàlla lu mu am rek ma jël mais xar bi comme dégg naa dafa feebar te feebar bi mënuñu ko faj fii Sénégal le temps ma koy téye peut-être dinaa ko souffrir loo quoi. donc ma rendi ko te yàlla vraiment buur bu baax la. mu may ma si ñu mu tëboon ñëpp ay doom yu jigéen. te ñoom ñëpp ñëw vraiment bokk ñu dara ak seen yaay. mu amélioré seen yaay complètement. moom sax foofu sax xam nga ni daa xaw a baadoole foofu sax ma xamoon sax du ma ko rendi ma def si beneen tour mais alhamdulilah mal boobu la am. après ma dem Cheikh wax ma Famara am na benn deret mooy deretu Gandhi. am na seen benn grand. mooy Ahmed Ndiaye bu nekk zone de captage moo jëndoon benn doomu Gandhi bu tuddoon Iso. léegi bu mu jëndee doomu Gandhi bu tudd Iso mooy dañu jëloon Gandhi ak Nefertiti ñu boole leen waaw bu dee juuma Gandhi ak Nefertiti mu ñu boole leen Iso juddu daanaka fixé la woon léegi man ma dem foofu mu am benn jeune mâle bu extraordinaire bu mu amoon bugg ko woon jaay benn bis ma ñëw mu wax ko dama bëgg a jënd benn mboote bu jigéen sa kër mu am waaw ñëwal bu ma ñëwee ma xool mboote yu jigéen yi neexuñu ma torop moo ko man mboote yu jigéen neexuñu ma de mais am na benn mboote bu góor bu ma neex foofu moom ban mboote la moo ko mboote boo tuddee Younous moom mooy yow Younous boobu ngay laaj moom mboote boobu non moo ko moo sax mboote moo ko jeune mâle bi moom kooku du jeune mâle de mu ngi si box jeune mâle mu ngi soog a fex 5 mois la am moo ko noonu mënul nekk parce que 5 mois la am te mu ngi woon si benn box ay xaar yu am 9 mois 10 mois yaa ngi dégg léegi moo ko man en tout cas boobu laa bëgg moom boobu nga bëgg moo ko wax boobu laa bëgg moom léegi mun nga si nangam moo ko mun naa ko si moom am benn problème suba teel 8 heures ma yeew woo Cheikh moom looy def nii moo ko non dama bëgg ñu dem jóge xel moom ma xaaral tuuti yaa ngi dégg ay côté foog naa 10 heures maanaam moom ñoo ànd jox ko xaalis bi ñuy récupérer xaar bi waaw jamono boobu mboote bi maa ngi koy jënd 800000. waaw te jamono boobu mboote 800000 daanaka bon nit yi ñu doon jënd ay mboote 400 500 lu si ëpp. mboote bi 800000 dafa nekkoon exception te mboote bi moom daf ko doon jaay foog naa bañoon na si lu bëri mais man daf ma njëkk a laaj 1 million ma ko man lu ma am sans poche mooy lii. te comme ku baax la vraiment ku baax la jaayuma njëg bi vraiment Ameth Ndiaye maa ngi koy remercier jaayuma njëgu xaar bi mu yombal ma ko mu jaay ma ko 800000 vraiment ma ñëw foog naa dama ko jox 500000 bis bu si topp après ma fay ko 300 yu si des. mais vraiment ku baax la te moom moo tax li moo tax même boo xoolee bâche bi foofu photo Younous boobu laa fa rek waaw. waaw ok mais boobu ak léegi élevage yow yaa ngi bokk ci association wala. waaw bokk naa si association am na benn association bu ma bokk mooy GIE Sam GIE Sam mooy benn association bu nekk Castor. léegi association boobu association familiale la daanaka parce que man loolu laay wax parce que membre yëpp xamante nañu. te am na lu ëpp 50 membres. association boobu vraiment laa xam dama si évoluer bu baax. mais sinon bokk naa si César bokk naa si Adam. bokk naa Renades tamit léegi Adam ak César leen laa si bëggoon mooy exposé mais GIE Sam vraiment dama si sentir sama bopp waaw dama si bokk vraiment
léegi boobu ak léegi est-ce que sentir nga ci bopp ci côté koom côté xaalis gis nga ni am nga ci dara laadum. bon comme yenn saa yi lu ñuy wax rek xëy boo xoolee fan yi si ginnaaw yaa ngi dégg maa ngi dem si samay boy ñu yore benn moto boo ko moto bi neex na ma moom day jaay ma ko waaw ñu waxaale juboo si benn njëg ma ñëw ma woo sama benn xarit moo ko am na benn xaar may jaay de mu ñëw lu ma doon jëndee moto mu jox ma lu ëpp lool ma dem jëndi moto bi jël ko moto bi mu ngi si suuf loolu amul sax semaine te xaar ñu ngi dundal seen bopp te c'est-à-dire que vraiment man maa ngi sentir sama bopp te lu dul lool sax amour bu ma si am anti stress boo demee di wut dërëm amoo ko mu xaw a metti loolu kese mu ëpp koom bi mais koom bi am na si tamit vraiment. à part ça noo gisee actuellement ba ngay dugg ci laadum ba fi ñu toll noo gisee laadum mu ngi progressé wala mi ngi ci ban niveau la ko. laadum mu ngi progressé bu baax mu ngi progressé parce que dafa am ay pic. pic yi mooy par exemple xaar bu def 120 tey pic la si laadum xaar bu def 170 pic la si laadum xaar bu def TP 150 ou 151 foog naa pic la mais léegi lan moo doon baax mooy ñu am ay benn parce que benn rek lañ mesuré fi mu def 170 benn rek lañ mesuré fi mu def 120 officiellement benn rek lañ mesuré fi mu def 150 nan la ñuy def ba am si une centaine voire un millier de bêtes yu am lool. parce que boo xoolee par rapport éleveur laadum ak bête d'exception yu am yooyu te bête d'exception exception lay doon man bëggoon naa sunu laadum yi pic yu ñu am dootuñu nekk ay bête d'exception mais mu nekk sunuy laadum kër boo dugg nga fekk fa ay laadum bu amul 120 am 118 ou am 121 bu amul 170 am 165 ou 172 waaw loolu laa bëgg a homogénéité si masse laadum bi quoi. loolu pour yow lan moo ko war a mën a andi. bon xam nga comme ni ñu wax man Europe boo demee si benn animalerie nga xool nga wut benn xaj dañ lay wax xaj bi à 1 an dina am à peu près poids bi hauteur bi te du varier à 10%. lan moo leen ko may gëstu farlu defar benn race. léegi ñun est-ce que nekk nañ si optique boobu. foog naa bu nekkoon si optique boobu peut-être instant bi xar yu am 70 peut-être ba léegi benn mooy am mais bu amee benn xar bu am 170 dina am si ginnaaw 1000 xar yu am 165. te loolu amuñu ko. voilà. voilà ñëw ci gétt gi ma gis si benn jeune mâle rafet curul la defe naa. waaw. waaw boobu nu mu tudd mooy kan. boobu mooy full option. doomu Mbappé doomu Brise sunu benn cheikh bergerie Almouya Sarr moo indoon si Fiara 2018 bu dee juumuma ou 2017 benn xeetu tëng yu exceptionnel Sénégal yëpp nangoon tëng yooyu. léegi ma dem jël benn si tëng yi amoon ma bugg si benn bugg ko jaay ma remarqué benn tëng am na benn seex bu góor ma dem jël seex bu góor bi ñëw indi ko liggéey ak moom ba génne si jeune mâle bi mooy full option jeune mâle bu ma am yaakaar. waaw instant bi mu ngi si 17 mois parce que le 8 mai la juddoon 8 mai 2019 c'est-à-dire qu'instant bi mu ngi si 17 mois. voilà. kon instant bi mën nañu gis ni gétt gi li ngay génne yow bari na quoi li ngay génne parce que yow nañ la fi moom comme ni nga ko waxee yow yaru mbaar gi gën a yar quoi. waaw parce que man instant bi amoo prétention wax bergerie. bergerie pour man war nga am benn nombre de femelles. un nombre de femelles. bergerie entreprise bu nekk war nga am au moins benn employé. si lu ma yaakaar.
yaa ngi dégg donc man damay nu may liggéey mooy damay xool benn mâle ma xam critères yi la am bu ma si defee tour ba am si ay benn nombre de femelles ma génne ko moom bu muy génn yu mu tëboon généralement dañuy génn tamit ma téye seen doom yenn saa yi naa def benn pause 6 mois du ma am benn production parce que il faut tënk yi jóg léegi ñoom bu ñu jógee damay wutaat même style de mâle wax ma beneen mâle benn style de même style de mâle lay wutaat boole ko damay liggéey si presque 3 générations di liggéey même critère pour mun critères yi fii nekk suba bu ma demee décider ba xam critère bi dëggu na si man ma mun wut beneen mâle te du yàq dara si liggéey bu ma liggéey pendant 5 ans par exemple. waaw li moo tax vraiment boo xoolee fii si bergerie bi ma wax stafula ma wax bergerie si mbaar bi ñaari femelle rek ñoo fi mus a am doom ñetti femelle rek ñoo passé at lu si des yëpp amaguñu at c'est-à-dire que vraiment man maa ngi toujours si tëng yi te du may wax judd na rek yaa mun sa yaay damay lay bàyyi ba nga am par exemple 5-6 mois ma jàppoon sa yaay 5-6 mois amul woon lii ma am yaakaar di nga mun sa yaay ma soog a génn sa yaay li moo tax femelle yi fi nekk yëpp seen benn yaay nekkuñu fi ay tëng rek ñoo fi nekk mais bu weex tàll bi moom dafa moo fi mag waaw moo fi mag waaw moom fu mu juddoo fii fii la judd fii la judd waaw fii la judd kon léegi bon lan mooy perspective yi bon perspective yi comme ni ma doon wax mooy bëgg naa déjà dans un premier temps am homogénéité sama mbaax sama sujet yi xaw a nuroo deuxième perspective am lu may liggéey mooy bu ñu ñëwee ñu xam ni xaru Famara la parce que Famara généralement xaram yi nii la ñuy mel troisième perspective mooy bëgg naa dans un futur proche ku ñëw fii jël benn sujet ma wax ko sujet bi incha allah boo ko toppatoo yaa ngi dégg performance yu nekk si waajur yi yaa ngi dégg ak lu ñu ko liggéeyee normalement 9 chances sur 10 war nga am lii au bout de X temps parce que noonu jàpp naa loolu mooy li mooy professionnalisme si yar. lan mooy tes derniers mots Famara lan ngay tëjee ak ñan ngay remercier. déjà bon alhamdulilah remercier dinaa nekk Badore bu dee remercier wu ma la yow mii fi ñëw en premier lieu après di remercier vraiment comme à chaque fois nu mu ko waxee samay waajur parce que tey bu dee am naa dal bi te am naa nu mu tudd expérience bi ak yar bi ginnaaw yàlla ñoom ñoo ko def si man te peut-être nu ñu bëggoon yëpp def ko si man peut-être amuñu ko mais man am naa satisfaction ñoom ñuy def si man te bépp waajur moom loolu lay bëgg donc comme man nekk naa waajur tey bu ma gisee nu ma mel tey samay comportement nu may doxee damay remercier samay waajur loolu mooy lu may def parce que bu du woon samay waajur du ma tal di yàq ay xar te xar yi ay moyen la waaw laadum moyen la te tey lu ma am moyen pour def ko ginnaaw yàlla sans bàyyi la moom mi yóbbu ma France moom mi may ma jox ma opportunité ba mu mun nekk indépendant loolu première partie la deuxième partie maa ngi sant di gërëm ñu ànd ak man guddeex bëccëg si élevage bi mooy Thierno Keita mooy comme ni ma waxoon si départ bi si moom laa dem jébal ko sama bopp wax ko damaa bëgg nga jàngal ma lan mooy laadum jàngal ma nu ñuy yaree laadum nu ñuy yaree xar en général te alhamdulilah loolu moom moo def résultat bi fi tey di gërëm Ibou Seck parce que Ibou Seck ak Cheikh ak man ñooy ànd guddeex bëccëg samay xar ñooy seen xar ñooy samay xar donc ñoom lay gërëm après di sant di gërëm Ngagne Tine ak Mame Cheikh Ba ak ñëpp parce que dañuy wax ku lim jum mais ku lim fàtte te xam naa fàtte naa ñu ma war a gërëm te di sant tey merci. kon ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw yow tamit bëgg nañ fi ñëwaat ci beneen temps boo xam ne dañ fekk ba nga bëgg yëpp yàlla defal na ko. amiin amiin incha allah. jërëjëf.